asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyooti comme ni ñu koy defee dellu si waat ci seen beneen numéro bi ci biir émission wu célébrité et religion alors xam ngeen ne nag comme ni ma leen ko waxee dañuy doxantu un peu partout bu jaree sax ñu génn Dakar ñu daal di koy def alors tey nag fi ñu nekk fii mooy li nga xamante ne mooy ci Diamniadio ñu ngi nekk ci sphère ministérielle 2e arrondissement donc loolu nag buñ ko waxee suñu gan tey du kenn ku dul ministre de l'urbanisme muy Abdou Karim Fofana. Monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm nga bàyyi la ak téléspectateur u TFM yi nga daal di nuyu. maa ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant ci seet si bi ngeen ñu seet si fii ci sphère ministérielle 2e arrondissement bu Diamniadio di leen ndokkeel te di leen baalu àq ci weeru koor bi tàmbali di ñaan mu doon kooru jàmm suñuy jaamu yàlla suñu borom nangul ñu ko. amiin te it yàlla def mu jàll ci jàmm mbas mi nga xamante ne it moo lëmbee àdduna bi doxewul na mu war a doxee fi mu ne nii yàlla teggil ñu ko ci weeru koor gi. ñëpp ñu wér ñi feebaroon yëpp yàlla may leen wér. activités yi tàmbali ñëpp mën a dox seeni soxla. amiin 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 monsieur le ministre alors tey nag dañ leen seet si fii ci biir ministère bi ñu bëggoon xam comment ça se passe fii ak weeru koor bi ak li nga xamante ne comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure muy mbas mi nga xamante ne moo dal suñu kaw muy corona bi alors nan ngeen di gérer aspect yooyu yëpp. waaw xam nga année bi année bu spéciale la bu fekkoon dafa nekk amoon année boo xam ne mbas mi amul nit ñi dañuy liggéey di xëy si 8 heures mais ñu fexe ba woyofal nit ñi ñu teel a mën a ñibbi. seen waxtu wàcc ci 4 heures 5 heures la. mais ñu fexe ndax ci autoroute bi lañ nekk ñun sax en général ñi nekk Diamniadio amuñu problème parce que sens inverse la ñuy dem. mais fexe ba nit ñi waaye nag cabinet ministériel yi ak directeurs généraux yi directeurs yi ñoom amuñu horaire saa yu ñu leen soxlaa dañ fi war a nekk. donc ñun en général heure bi ñuy wàcc au minimum c'est 20 heures au maximum 22 heures ça dépend des jours. mais nag période bi dañu woyofal ñëpp. bu ko defee service yi 15 heures la ñuy wàcc directeurs généraux yi ñoom la ñu jox obligation ñu toog fi ak benn wala ñaari collaborateur bu ñu choisir ñi ci des mën nañ liggéeyee seen kër wala bu ñu leen soxlaa ñu ñëw. d'accord loolu am na solo alors gis nañ ñu aussi yaa ngi def liggéey bu am solo ci biir li nga xamante ne mooy dans la capitale sénégalaise gis nañ ni commencé nga li nga xam ne mooy le désengorgement des grandes artères de la ville donc monsieur le ministre gis nañ ni am na ñoo xam ne neex na leen am na ñoo xamante ne neexu leen comme ñi nga xamante ne mooy riverains yi vraiment nga dindil leen peut-être ñi nga xamante ne dañ leen doon encombrer et tout. alors ci weeru koor bi xanaa nag di nga def stand-by tuuti may leen ñu nooy nag monsieur le ministre. déedéet xam nga liggéey bi moom ñëpp a ko sàkku te mu baax. lu baax boo koy def dafa foog ne amul waxtu. dañu war a fexe Sénégal gën a set moom rafet jardin yi ñu defar ko nañ ko war a defaree. mbedd yi ñu yeesal ko dindi xat-xat yi. te loolu Sénégal yëpp ñoo ci jëriñu. koo gis rek muy bañ lu baax da koo xamagul. wala dafa gisagul njëriñ bi. mais ku gis njëriñ bi defe naa ne di nga dem looloo tax nag ñàkkul yenn saa yi bu ñu koy def dina am lu métti nit ki. wala dinañ ko defee noo xam ne mën naa am wax ji dina jóg wala yu demee noonu. donc ñu ngi ciy baalu àq bu baax suñu mbokku concitoyens yëpp te xam ne lu baax rek lañ ci jublu. waaye nag faaw ñu continuer ko ndaxte dañ ñoo jox mission président mi yàlla fal Sénégalais yi teg ko ci boppu réew mi. mu am jublu ak lu mu digaale woon ak Sénégalais yi muy dëkk bi gën a set. gis nga tey boo doxee Dakar sur 55 kilomètres de voirie classée ñun defe naa ne tey def nañ lu mu tuuti. 25 kilomètres yi désensablé nañ ko dindi nañ xeer yi désencombré nañ ko dañuy continuer nag ndax liggéey bi gën a set gën a rafet. gis nga yenn marché yi bu ñu leen yëkkatee ñu ngi wut ay solution fu mel ni Sandaga y a 1 an ñu ngi ko doon wax tey boo demee champ de course si ginnaaw Banque de l'Habitat du Sénégal am na benn marché de 500 cantines en béton yu ñu pare ak seen électricité seen carrelage ak lépp boo xam ne dañ leen fay yóbbu ba ñu defaraat fi ñu leen war a recaser le temps du chantier. donc ñi ngi def lii waaye tamit ñi ngi bàyyi xel ak ñi nga xam ne jàmbaar lañ suñu mbokk commerçant yi. mais nag dëkk dañ ko war a organiser ni ma koy waxee rek. boo demoon Màkka tey du ci buntu Kaaba gi la ñuy ñëw di fa teg di fa jaay ay oto. wala di fa teg ay baraag ak yu demee noonu. ñun bu ñu buggee suñu réew faaw ñu nangu organiser ko. te dina am ñu ci loru waaye réew mi dina gagner lu bari. d'accord discipline sax dafa baax ci loo gis alors monsieur le ministre ñu ñëw fii quand même ba jóge fii te duñu wax tey ban message ngay lancer
ci li nga xamante ne mooy la population sénégalaise par rapport ak li nga xamante ne mooy coronavirus bi tey ban message ngay lancer à la population. waaw ma gërëm la sant la ci ndaxte message ñu bàyyi xel ñu déglu ndigalu kilifa yi. ndaxte nit ku ne mën nga fa ngay toog di gis feebar bi di ko xeeb waaye ku gis ni mu daan avancé. juróom-ñaar ñett fukk. démb fanweer ak ñett la woon tey juróom-benn fukk ak juróom-benn. 66 cas donc loolu mooy wane ne feebar baa ngi fi te mi ngi gën a am doole. loolu nag waruñu ko seetaan. ku ci ne bu defee li dëppook ndigalu autorité sanitaire yi maanaam docteur ak autorité yi nga xam ne ñoom ñoo joxe ndigal yi. defe naa ne feebar bi ku ne war na mën a wax ne du jaar ci man bay lor keneen. donc nañu vigilant nañu gàttal suñu tànk. nañuy sol masque bu fekkee mënta ñàkk. commerce yi nga xam ne mënta ñàkk. ñu ubbi yeneen yi ñu tëj leen. ndaxte bakkan moo ëpp doole koom-koom moo ëpp doole li jëm ci poos. fi mu nekk nii dañu war a bàyyi xel aar Sénégal. yàlla defal nañu boobu ba léegi suturaal ñu ba feebar bi àggul fenn fi waaye bu ñu ko woyofalee. bu ñu ci deful pas-pas bu ñu ci deful discipline rek. mën na jur musiba te loolu ñu ngi ñaan yàlla. mu bañ fi am. amiin te ku ne bu ci jàppee war nañ ci mën a àgg. je pense que am na solo alors di rappeler rek ñun dañu soloon suñu masque de gis nga distance 1 mètre bi respecté nañ ko. voilà alors monsieur le ministre nag duñ fi ñëw vraiment ba jóge fi tey li nga xamante ne mooy téléspectateurs yi ñuy xaar ñoom ñëpp tey ban saar ngay baaxee téléspectateurs yi avant que ñuy seeti oustaz. waaw man de wax dëgg xanaa ñu barkeelu ci benn rek mu jël benn aaya mu naan bañ a jël saar. ay ca bismillah ba tey bismillahi rahmaani rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminin raufun rahimun fa in tawlaw faqul hasbiyallahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sadaqallahu alazim. macha allah jërëjëf monsieur le ministre. alors léegi nag dañuy dem seeti oustaz mu daal di ñuy wax baax yi nga xam ne moo nekk ci aayo yooyu ay ca. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bi nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yaa awa maa ngi lay nuyu am naa mbégte ak sa invité bi nga invité tey nga xamante ni bii tabaarakallahu jàng na aaya bu am solo muy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim fa in tawallaw fa qul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. yàlla di ci wax ak sayduna muhammad ci alquran di wax ni man yàlla dëgg-dëgg yónnee naa ci jullit ñi yonent boo xamante ni bi ci yéen la bokk. fi mu dëkk xam ngeen ko xam ngeen askanam mais yonent la boo xamante ni bi itam kuy naqarlu la yéen yéeféer yi ni ngeen dëddoo yàlla waaye itam ku xër la ci jullit ñi ku am ci ñoom yërmande moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku am ñeewante la ci jullit ñi waaye yàlla ni sayduna muhammad bu fekkee woo nga gaañi fa in tawallaw boo leen woowee ñu féttéerlu nangu wunoo déglu li nga leen di waar ci yàlla su boobaa nee leen man doyloo naa yàlla mi nga xamante ni bii nag moom laa wéer sama lépp te moom mooy ki nga xam ni mooy borom arash. lii la aaya bi di wund moom la aaya bi di firi yàlla di wax ak sayduna muhammad ni ko gaañi daal boo leen woowee te yonent nga boo xam ne ci ñoom nga bokk nga woo leen ci wàllu yàlla wuy si wun la su boobaa na nga xam ne yow sayduna muhammad ku am ñeewante nga ci jullit ñi ku am yërmande nga ci ñoom waaye su boobaa wan leen ni man sayduna muhammad doyloo naa yàlla mi nga xam ne moom mooy sama buur. loolu la aaya bi di firi ba subaak jàmm insha allahu taala ak beneen invité wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.